ngi leen nuyu ku nekk turam ak santam di leen ñaanal bëccëgu jàmm ak salaam dem mbégte dalal suñu studio Moubarak Lo kenn du ko présenté Sénégalais yi ingénieur la statisticien ak économiste la te yàgg na tamit di suivre élection yi surtout bu résultat yi jeexee di wàññi am maanaam benn vision mu am ci liggéey bi Moubarak Lo élection bi jeex na opposition pouvoir ba léegi ñu ko coow ku nekk ne man maa gagné naka mën a jàngatee li xew tey surtout sur le plan statistique. bon li ma mën a wax mooy li xew loo xam ne dafa ànd ak li am c'est-à-dire li nga fi dégg bi ñu élection yi jeexee ba tey mooy li am ndax Sénégal yaakaar naa depuis temps Abdou Diouf jaar ci Ablaye Wade ba ñëw ci Macky Sall dem nañ ba nga xam ne sunu système électoral ni muy doxee yaakaar naa kenn mënatu fee jalgati ay élection parce que su doon loolu yaakaar naa Ablaye Wade du dem parce que soo duggee ci bureau de vote yi gis nga ni ñuy toogee président bureau de vote bi souvent ab jàngalekat lay doon boo xam ne day jiite école te tamit Sénat mi ngi toog soo paree tamit parti yi ña nga toog yaakaar naa loolu yëpp te ku ne dana signé te si ñuy génn ku ne dana am copie ci lépp loolu nag su amee sàcc mënatu fi am donc dégg naa fan yi am ñu naan bu ñu génneeti résultats yi et cetera loolu yaakaar naa mënatul am ci Sénégal il faut que commission nationale tey 17h mu convoquer la presse moom na publier résultat yi nga xam ne moo génn ci commission départementale yi képp koo xam ne nag am nga firnde buy wane ne am na bureau boo xam ne na mbir yi demee du noonu mooy ne xëy na kayit bi signé wuñ ko wala def nañ ko nii nga indi preuve yi ndax yow ci sa bopp am nga copie waaye doo wax naan ñoom ñooy dem di ubbi di xool la nekk foofu yow kay yaa war a dem xool kayit ya nga yor ndax yow bureau bu ne da nga faa waroon a am représentant sa représentant na la indil kayit bi mu wane ne kayit boobu kenn signé wu ko ndax Sénégal il faut muy avancer mënuñu di dem di gannaaw ndax élection soo dee xool li fi am résultat yi yëpp soo ko méngaleeg yi daan am mais noonu la woon soo jëlee par exemple département Podor ci élection bi Benno Bokk Yaakaar mi ngi ci am 87,27%. soo demee ci présidentielle 2019 département Podor président Macky Sall mi ngi fa amoon 93%. soo demee département de Matam président Sall amoon na fa 93% 2019 Kanel 93%, Ranérou 91,8%. donc dara beesu fi ñëpp xam nañ ne président Sall département yooyu dañ ko jàppale massivement soo demee ci je veux dire région de Ziguinchor gis nga ne Sonko moo gagné yëpp donc ku ne am na foo xam ne fa nga foore soo ñëwee région de Dakar Khalifa Sall ak ñi mu àndal dañ koy gagné at yi yëpp donc élection moo demee noonu léegi nag politicien bu ñëw bëgg a ñëw yaakaar na sénégalais yi xëy na xamuñu lu xew ngay indi yeneen yaakaar naa sa crédibilité nga yàq parce que yaakaar naa opposition nga jël Yewwi ak Wallu am nañ loo xam ne lu rëy rëy la parce que lii fi am ni mësta am ci Sénégal ba mu amee ba tey mooy ñu dem ba dernier moment xamuñu ku gagné élection ñi ngi wax naan xëy na Benno Bokk Yaakaar am juróom-ñett fukk ak ñaari député ci li ñu wax xëy na Wallu ak Yewwi soo leen boolee ñu am juróom-ñett fukk kon daanaka kii ñaar rek la ko rawee mu des ñett yoo xam ne ci li ñu wax. xaw ma nag tey commission bi li muy wax mais su fekkoon noonu la demee da ngay wax ne seere na lool te xëy na soo demee ca baat yi su fekkee xool nga li génnee ci commission départementale yi xëy na da ngay gis ne sax soo moytuwul Yewwi ak Wallu soo leen boole ñooy rawee tuuti Benno Bokk Yaakaar xam nga ku su fekkoon gouvernement bi bëgg na jalgati élection yaakaar naa du demee noonu kon nag nañu bàyyi loolu parce que
man de politicien bu ma dégg muy wax loo xam ne tegoo ko fenn pour man amatoo crédibilité te ku mel ne Khalifa Sall am na expérience ci état boo xam ne warul topp yenn yi am na nag xëy na ñoo xam ne xëy na dañuy doog a découvrir mbir yi ci benn niveau bi ba tax na ñuy yëngatu waaye nañu arrêté parce que bis bu fi ay yëngatu amee ñoom sax doo leen gis ci ñi nga xam ne ñooy yëg yëngatu boobu doomi jàmbur yi la ñuy wax ñi dem leen ci mbedd mi te yoon moom il faut moom mooy dox parce que kuy wax ne lii amul te tegoo ko fenn tamit il faut yoon dox. donc ñoom nañu arrêté. nañu arrêté comme ñu ngi koy xaar tey wala suba mu joxe résultat définitif yi provisoire yi comme contestation mu nga jël nga contesté ko aussi parce que droit moo la ko. mais bien sûr conseil constitutionnel mi ngi fi. waaw mais bu loolu weesoo tey naka la ñu mën a jàngatee vote bi c'est-à-dire dañu mën a jàngatee aujourd'hui que Benno Bokk Yaakaar nërmeelu pratiquement ci vote bi dem ni te opposition bi amoon du poids de la bête surtout parti démocratique sénégalais jugaat. waaw loolu moom bu njëkk bi mooy yaakaar naa xëy na am na ñuy wax naan munoo boole Wallu ak Yewwi mais man loolu góoma ko yaakaar naa ñoom ñaar ñoo àndoon ci élection yi xëy na mënoon nañoo gën a muus sax parce que dama xamul luy waru di defar ñaari liste parce que am na zone yoo xam ne wax nañ leen ne su fekkoon ne benn liste la xëy na ñoom ñu gañe ko soo jëlee fu mel ne département de Louga. ndax soo boolee Wallu ak Yewwi dañuy daal di raw Benno Bokk Yaakaar donc ñoom waroon nañoo mën a dem ba sës même suñu mënul su jafee bi juboo bi jafee ñu jël ku mel ne Abdoulaye Wade jiite ko man nag dama leen di jox ay xalaat parce que ñun ay analyste yu libre lañ. dañuy wax li nga xam ne moom la ñu suñu analyse jox kon ñoom. daf nañ alliance yaakaar naa loolu il faut ñu reconnaître ko kenn mënul wax ne juridiquement ñaar yi bokkuñu loolu droit la ñu fii politique lañ nekk Wallu ak Yewwi kenn mënu leen a tekki tàqale mais nag mënoon nañoo am lu gën li ñu am su fekkoon dañoo ànd kooku dama ci yaakaar ne pour ëllëg ci si biir gis nga bi ñu defee élection 2009 yi ci local yi loolu moo tax ñi nekkoon opposition am ci lu bëree bëri ànd boobu ñu ànd même ci local yi sax noonu la demee woon ci Dakar ñaareel ba signal la boo xam ne bu fort boo xam ne réew mi jox nañ ko pouvoir bi parce que munoo am résultat yu mel nii wax ne lépp a ngi baax yaakaar naa forcément président de la République dana ci jàngat yu bëri ci mooy ne soit nit ñi seen kontante des na wala boog am na yaakaar yu ñu am et cetera donc yooyu moom moo war a am xelu xool lan la ko signal yi nan la ko nit ñi sànni signal mu xool nan la ci indi réponse boobu nag bi ci njëkk mooy su fekkee moom yàlla def na moom moo jiite ndax fi ñu toll coalition moo jiitu ci li ñu wax ba commission bi di wax commission rek moo mën a wax lu dul dañ ba pare conseil constitutionnel dëggal ko mais su fekkee conseil constitutionnel dëggal na li génnee ci commission départementale dëggal li génnee ci commission nationale moom mu dem ba mën a am majorité assemblée dana mën a taxawal gouvernement kooku nag nit ñaa ngi koy xaar ci gouvernement bi muy taxawal ñi ngi koy xaar tamit ci gouvernement boobu ni muy liggéeyee ñi ngi koy xaar tamit ci ñi nga xam ne ñoo ko wër ñi nga xam ne ñooy représenter état ñi nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale seen comportement parce que gis nga yaakaar naa assemblée bii ñu génnee gàcce gu rëy bis bu ne ñu indil la fi dara ni benn député moo ko def te souvent mënuñu la wax ne am na kenn ku dem ba sonal nañ ko ci donte danañ ko sonal tuuti mais après da ngay dégg ne bàyyi nañ ko wala donc yaakaar naa acte yooyu xëy na dana laaj ñu xoolaat ko pour que nit ñi mën a am kóolute gi ñu am ci gouvernement bi parce que gouvernement moom il faut nit ñi di ko wóolu mooy tax mu mën a dox. waaw ba élection bi dafa ñëw ci contexte bi nga xamante ne jafe-jafe yi bëri na. boo demee ci marché yi njëge ba yokku maanaam même kii nu mu tudd lem. sax yokku na prix bi yokku na.
marché bi soo demee tey boo bëgg jënd yàpp yokku na kilo yàpp 4000 et quelque day dem ba 4200 diwlin bi yokku ceeb bi yokku lépp yokku inflation bi bari ci réew mi lan la ñu mën a xaar ci nguur gi ci njëg yi surtout askan wi même bu ñu yokkee salaire yi bu fekkee ne njëg yi wàccagul commerçant yi mën a njaay nan neexee. xamul am njëriñ. dëgg la xam nga njëg yi benn mooy njëg yi yokk na ci àdduna yaakaar naa dëkk boo dem fi ñu toll nii ci àdduna seen njëg ñi ngi yokk. waaye soo jëlee agence nationale de la statistique nga xam ne moom mooy génnee weer wu ne njëg yi lii lañ yokkoo ci Sénégal soo ko saytoo da nga gis ne njëg yi li koy yokk dëgg jógewul bitim réew ci biir réew mi la. naka la. ni mu demee mooy xam nga nee nga ma lem yokk na. waaw su fekkee lem bi jóge na Casamance mais Casamance lu tax mu war a yokk. essence bi yokkoo transport bi yokku. non maa ngi ñëw. c'est-à-dire liy jóge bitim réew ci li ANSD gis mooy agence nationale de la statistique su fekkoon yokk na par exemple 8% 4% wala 4,4% mooy li nga xam ne liy jóge bitim réew noonu la yokkoo mais li nekk ci réew mi 11% la yokk li nga xam ne ci réew mi lañ koy liggéeyee. lu tax bu yokku. mais parce que nit ñi par exemple kooku nga naan day dugal essence moom dana jël 4,4% boobu nga xam ne moo jóge bitim réew mais lam daan teg cee njëg da koy yokk donc moom da ci teg frein ba pare profito ci mbir yi ni mu jaxasoo fi ñu toll mu ne naa ci yokk loo xam ne kenn du ko xam loolu moo indi mbir mi parce que. banaana mais est-ce que loolu nguur gi war a jël matuwaay. contrôle des prix amoon na. waaw loolu bu fekkee amatul jar na xëy na ñu rétablir contrôle des prix. yow moom yaakaar naa économiste bu baax nga. damay laajte rek. waaw loolu wax nga dëgg xam nga su luy mel nii amee gouvernement yoon may na ko mu jël pour un laps de temps donné mooy du loo xam ne day continuer ndax depuis 1994 dañoo voté loi boo xam ne léegi la liberté des prix mooy dañuy bàyyi njëg yi di fixé wu ci marché bi ni mu ware mooy li koy indi rek mooy ñiy liggéey ak concurrence bi am seen biir moom mooy indi njëg yi. est-ce que loolu yoon la ci réew bi nga xamante ne amul doole di def liberté des prix. waaw maa ngi ciy def ñëw la neex est-ce que loolu yoon la. maa ngi ciy ñëw. loi mun na ko tegi. maa ngi ciy ñëw parce que ci biir loi bi tamit bind nañ ci yooyu am na njëg yoo xam ne ba léegi moom dañ ko lu mel ne njëgu pharmacie du kum neex nuñ ko fixé njëgu mburu gis nga niñ koy defee ab waxtaan lay doon bañ fixeel ko prix njëgu essence aussi donte bàyyi nañ ko mi kii mais gis nga chaque weer dañuy daje pour mën ko fixer mais am na yu bari yoo xam ne lu mel ne yàpp fi ñu toll nii lu waay neex def. lu mel ne ceeb. lu mel ne ceeb donc yooyu. lu mel ne jën. yooyu gouvernement. lu mel ne soble. am na yoo xam ne sax jafe na fixer. lu mel ne kaani bi sax yokku lu mel ne jën pour fixer prix dana jafe parce que ban jën ngay wax parce que façon jën yi daa bari mais lu mel ne ceeb lu mel ne kilo yàpp waaw nga distinguer kilo xar ak kilo nag. yooyu yoon war na mën a wax ci weer yi di ñëw prix bi lii la fekk ne toog nañ waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy liggéey ci loolu man de benn bis doon naa tooñ ne man mii de soo ma dénkoon yàlla xam na ko. commerce fi ñu toll nii njëg yi dana wàññeeku. parce que man bañuma luñ ci bañul bañuma ko ci danaa dugg ci marché yi danaa mesurer danaa communiquer mais su fekkee da ngaa seetaan rek mooy indi yi mooy ci période bi lu gaa yi yëngatu yow da nga ko war a gouvernement da ko war a yëngatu mooy tax yow incha allah njëg yi da nga ko maîtriser ba pare nag fi nga xam ne nag moom dañoo dem ba bàyyeeku bu baax a baax ku ne di def lu la neex foofu moom da nga koy fixer daf li ñuy wax administration des prix. mais est-ce que bu ñu fixer prix bi comme ni ñu ko defee ci ciment. léegi nag bu gaa yi calmé woo nga tàmbali nag waxtaan ak ñoom ba xam nan ngay évoluer. am na tamit yeneen technique yoo xam ne ci li ñuy wax régulation la bokk ndax xam nga soo defee libération des prix da ngay indi régulation c'est-à-dire foo gisee état buy dox ñaar yooyu ànd mooy liberté ak régulation sooy jàng économie dañ la koy wax mais liberté totale moom
foo ko def rek néew doole ji da ciy sonn. il faut mu am régulation régulation bi lu ñu parce que am na yi ñuy wax ay prix de référence am na ay magasin de référence. communication yooyu yëpp la yoo xam ne la. sanction tamit su ko waree. waaw parce que li ñu constaté mooy boo demee marché. boucher bi dina jaay kilo bi xëy na 4000. nga génne fa dem si beneen boucher mu jaar ko 4500. waaw nga dem tamit si magasin di wax Auchan yooyu de publicité mais bien sûr yeewu ñoom tam yokk seen i prix. mais bien sûr dafa mel ni population bi kenn toppatoo leen da leen bàyyi à la merci. maanaam du marché. waaw xam nga. est-ce que aussi quelque part gouvernement bii di ñëw bu bees war nañ dem gouvernement bi nga xamante ne. dañuy wàññi train de vie de l'État bu baax a baax xaalis bu ñu dugal ko ci askan wi. waaw xam nga li ma la bëgg a wax mooy souvent solution bi nekkul subvention parce que xam nga soo bëggee géej guy ñëw nga jël say loxo ne da nga koy téye yaakaar naa da nga dem ba doo amati loxo yu mën a téye ndox moom. lan mooy solution bi. solution bi mooy nañu commencer d'abord par li ma wax léegi régulation subvention li ñuy wax solution de dernier ressort la war a doon mooy boo demee ba régulation bi dem nga ba sës daf nga administration des prix daf nga ay magasin de référence. fexe nga ba concurrence bi di dox daf nga communication bu baax daf nga sensibilisation soo demee ba def loolu yëpp da nga gis ne de toute façon ak li nga def yëpp njëg gi moom il faut mu yokk ndax njëg guy jóge bitim réew la foofu la subvention di amee par exemple suñ demoon xam nga léegi tuddal naa la 11% soo mënoon a wàññi 11% yi ba 4,4% xam nga gañee nga fii 6,6% yoo xam ne wàññi nga ko ci yëngatu yooyu nga def xam nga bi ñu génnee bu boobaa li des ni foofu ngay dugal subvention xëy na 4,4% bi da nga toléré 3% nit ñi nangu nañ wala boog ngeen seddoo nga bàyyil nit ñi 2,2 yow nga jël 2,2 xam nga soo jëlee dévaluation 1994 man boobu. maa ngi nekk ministre de l'économie et des finances. fa laa daan liggéey ci période boobu foofu am na lu ñu daan wax plan saaxalum période boobu xam nga bi ñu defee dévaluation CFA dafa wàññeeku 100% par rapport ak euro. xam nga loolu suñu la ko waxee dañ naan mais xanaa CFA amatul mais soo ko jëlee beneen côté bi 50% la ça dépend ci taux de conversion bi noo koy xoolee lu technique la mais njëg yi. su fekkoon gouvernement bi yëngutul woon boobu 100% bi lay yokk mais 1994 soo xoolee njëg yi 40% la yokk kon yëngutu bi gouvernement bi yëngutu may na ko mu économiser 60% alors que njëg yi dafa waroon doubler mais 40% rek la yokk mooy lu daan jar téeméer ak ñeent fukk alors que waroon na mën a dem ñaar téeméer moo tax période bii ñu nekk. ci la waxtaan gën a bare ñun booba parce que man lii yëpp dama ko fekke woon ministère de l'économie et des finances dañ daan woo commerçants yi ñu toog woo travailleurs yi ñu toog woo chef d'entreprise yi ñu toog ku ne dañ la daan recevoir te doo ànd ak kenn après recevoir ñëpp njëg yii nga gis nii fa lañ ko gérer woon temps yooyu luuma fa nekk ak saxu mais nag dafa mel ne yooyu léegi amatu fi il faut ñu indiwaat yooyu te tamit dugg ci marché yi futteeku loolu mooy tax ñu mën a dimbali askan wi ndax fi ñu toll mën naa wax ne élection yi sax résultat yi feeñ na ci. ñu bari soo waxee ak ñoom ci seen kër. dañ naan la dund bi dafa cher. trop ñu bari. ba pare gis nga aussi li ñu joxe ren engrais ñu bari gisaguñ ko baykat yi. soo jëlee tamit lu jëm ci jiwu. tuuti lañ joxe. donc yooyu yëpp soo ko boolee day indi kii lu ñuy wax mer goo xam ne nit ki moom li mu ko mën a def rek mooy dem sànni xobam. mais est-ce que yokku salaire yi dina am njeexital. ci prix yi boo yokkee salaire tamit fekk nañuy continuer marché bi commande du monter rek amul régul amul dara kon li nga yokk rek gars yi dañ koy dugalaat ci yokku bi. waaw xam nga yow moom yaakaar naa. foo jàngee économie. mais yow fenn économie xam nga économie soo yokkee nit ñi li ñu yor te laaloo marché nañuy doxee. marché bi yokku. njëg yi day yokk ndax xaalis day gën a bari ndax am na ñoo xam ne
ci économie ay li ñuy wax monétariste ñoom nee nañ njëg yi fu mu yokkoo rek mooy xaalis a bari ci réew mi xam nga fii kon da nga am mais nag ay njëg moom dafa bari ay lu koy yokk même état ni muy dundee mooy dépense yi muy def ndax état su joxee nit ñi salaire ci dépense su état la bokk donc dépense su état dépense su nit ñi day yokk njëkk marché yi suñ leen téyewul bu baax day yokk njëkk loolu mooy li ñuy wax inflation structurelle. mais est-ce que ci orientation boo xam ne ci marché yi ni muy doxee la. donc il faut ñaar yooyu yëpp nga xool ko nga xool tamit banque centrale ni muy liggéeyee xaalis mais banque centrale moom mi ngi def rôle am parce que gis nga ne ñoom sax yokk nañ li ñuy wax intérêt. léegi soo demoon di lebi xëy na dana am lu mu gën a bari dana tax ba li nga daan leb dana wàññeeku donc su fekkee da ngaa bëgg a maîtriser prix yooyu yëpp da nga ko war a gérer. ba pare nag gérer ko d'une manière coordonnée. mais est-ce que laajul aussi ñu yokk production locale bi. dëgg la mbéy mi gën a yokku. bien sûr produit gën a yokku parce que bu raaree. day gën a cher. lan moo tax lan ñu war a def léegi ci réew mi parce que crise ukrainienne bi am na. Covid bi am na waaye ñu continue di importer lu ñu lekk ba léegi. dëgg la parce que xam nga wax maa ngi doon lire keroog ñu ne Éthiopie bi crise Ukraine amee dañoo tàmbali defar blé. am nañu blé. fi ñu toll ñoom dañuy mën nañoo dem jaayi feneen blé su seen campagne jeexee suñu neexee jaayi beneen pays Afrique donc fulla gi foofu la war a nekk mooy yokk production bi mooy li ñuy dundee. parce que tamit demoon nañ ay temps ba dugaloon fi mburu dugub. ITA defaroon na ci rafet a rafet. ay mburu moringa. voilà donc lan moo ñu war a mën a tere ñu mën a delluwaat ci loolu ndax xam naa ne lekk mburu blé sëñ bi nit ki mën naa xëy suba sax ndekki te du lekk mburu ñun bañ nekkee xale fonde lañ daan naan ñun ñëpp jaar nañ ci te ba léegi nii ci àll bi ñëpp a ngi ci am na ñoo xam ne mbiskit la ñuy lekk soo demee am na dëkk yoo xam ne mën nañ laa defal mbiskit yoo xam ne sax jógewul ci blé. waaw mais nan la ñu mën a comprendre Sénégal am possibilité yooyu yëpp am fi suuf si am si naaj bi am si ndox bi am fi ñu war a mun ko def ñu tële def ko. waaw inaction bi inertie boobu lu ko waral. bon dañoo liggéeyul. bon ñu ngi koy jéem mais dafay des toujours. lu tax muy des. c'est-à-dire xam nga su fekkee da nga bëgg nga ne par exemple ceeb dootoo ko jéggaane du jaagee ne da ngay jéem a pousse rek pour nit ñi bay xam nga ku bay te mënoo jaay kooku xam nga ceeb mën nga ko bay ñaari yoon kooku su bayee benn day dem ca banque ba mu lebal ko xaalis su fekkee fayul première campagne bi du mën a bay deuxième campagne donc il faut nga régler marché il faut nga régler produit bi suñ ko defaree ba pare noo koy transformer parce que ceeb du loo xam da nga koy bay rek daal di koy. il faut nga bàcc ko soo ko bàccee dugal ko ci ay usines il faut tamit nga régler problème financement donc yooyu yëpp ay liggéey la yoo xam ne souvent mën naa wax lu jëm ci ceeb walla yu mel ne production agricole en général du ministre de l'agriculture rek ndax il faut nga am aussi yoon yoo xam ne ku bay ba am li nga am da nga ko mën a yóbbu dafa war a nekk liggéey boo xam ne bu à la limite premier ministre moo ko war a jiite sax comme par exemple su fekkoon da nga bëgg autosuffisance alimentaire kooku premier ministre nga koy dénk moom mooy jiite stratégie bi. mais li nga wax yëpp su ko defee ministre yëpp nag ku ne mu ne la lii nga ciy def. mais li nga wax yëpp bind nañ ko ci ay téere xam nañu yoon bi xam nañ ko war a defee lan moo tax depuis indépendance ba léegi ñu continuer toujours di xaar lu ñu lekk bitim réew loolu lu ñu comprendre le fait que action bi bañ a am inertie boobu am ñu mel dafa am ñu xam ne dañuy téye affaire yi bu bañ a am lu ko waral. waaw xam nga comme ni ma la ko waxee benn bi mooy ci planification bi mën nañ ci juum mooy loo xam ne dafa war a yaatu nga xoole ko benn boor rek mooy li ma la doon wax léegi su fekkee da nga bëgg sa production agricole bari du ministre de l'agriculture. bu demee noonu xanaa nu ñu ko dénk ñoo mënul def liggéey bi. non ñooñu rek mënuñu parce que erreur de programmation la mooy ministre de l'agriculture mënta yokk moom rek production agricole. donc depuis 1960 daal erreur de programmation moom ci réew mi. ba boo nga wax loolu. donc il faut mu nekk mooy li ma la wax léegi il faut mu nekk stratégie boo xam ne premier ministre moo koy coordonné su ko coordonné wul du dox
ministre des finances andi wàllam ministre infrastructure andi wàllam ministre du commerce andi wàllam loolu mooy premier élément bi. deuxième élément bi mën nga wax ku la gën a am ful la ci exécuter plan bi mu taxawal. moo la gën a développé. soo demee Asie nga dem ay Chine Malaisie Singapour ñoo ñëpp ëppale wuñu dara ci xam-xam ci seen suuf lu fa ne xam nga lu ñu ëppale. ful la ak organisation. du ñu passé seen temps tamit di def ay politique comme li ngay gis fii di campagne éternellement mais dañuy liggéey. pour terminer damay ñaan opposition bi nañu xoolaat seen bopp. parce que pouvoir bi à la limite non xam nga pouvoir mi ngi wax mais yooyu politique la mais li may bañ mooy ñu naan nit ñi gën leen et cetera ku ko fi def non seulement yow responsable nga mais tamit dugal nga askan wi ci loo xam ne yow mi ci sa bopp da nga ciy dugal ba pare dem toog sa kër kon bu leen kenn topp nañu xam ne élection yi ni mu jaare man mi saytu naa ko ndax am na saytu yu ma def sax avant élection yi li génn nii daanaka mooy la ma gisoon donc résultat yi baax na nañu dem assemblée ñu liggéey. waaw présidentielle soriwul ñu ku bëgg a waaj nga waaj. ñu déglu commission bi ngoon moo joxe résultat yi ci boobaa ñu xam na moo ci génn. Serigne Saliou Deme moo nekkoon technique bi micro Alassane Samba Diop bëccëgu jàmm ak salaam.